jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ci gën a fës syndicat jàngalekat bi di SELS boo mooy nag ca grève la jëm waaye laata mu ca yegg dana yëglu lay wax loole nag bu école di ubbi lay doon li leen metti nag mooy nguurug Sénégal la mu leen digoon da ko sàmmul jëwriñ ju bees ñu dénk biir réew mi de Aly Ngouille Ndiaye nee na du yàgg dara dana daal di taseek nag waaye politique yi amul xaaj amul seen bu boobaa ngir nag leeral ci wote yi ñu dëkkmal tey suba nag lañu amal jokkalante lenge gi ci diggante jëwriñ ji ñu dénkoon lépp lu jëm ci biir réew mi di Abdoulaye Daouda Diallo ak Aly Ngouille Ndiaye conseil constitutionnel kalaame nañu foofu nag ndax nee nañ bureau assemblée nationale bi na mu tëddee parité amu ci maanaam yemale góor ak jigéen ñi bootu ci réseau Caritas tàllal nañu seen loxo ci kilifa yi ak yenn ci kër diine maanaam kër diine yépp sax la ñu wax tàllal nañu seen loxo lépp nag ngir mën a xeex ndóol ak ñàkk ci Afrique waaye tamit loolu ngir mu antu faaw ñu gën a ñoŋal politique bi ci wàllug ndimbal mu soxal nag jàngu bi ci Afrique ñaareelu colloque yu évêque yi nekk ci Afrique tey jii lañu ko amal lépp nag soxal wàllu ndimbal mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak syndicat jàngalekat bi di SELS ba moyul nag daanu sóobu ci grève waaye laata ñu cay yegg nag dinañ yëglu nee nañ yëglu googee nag bis bi école di ubbi lay doon ñoom jàngalekat yooye nag nee nañ nguurug Sénégal daal la mu leen digoon sàmm ko waaye leneen la ñu wax tamit mooy amul benn waxtaan woo xamante ni nii dox na seen diggante ak nguur gi ngir ñu mën a taxaw ci jafe-jafe yi nga xamante ni nii moom la ñuy jànkonteel Aminata Mbaye Sow Thierno Laurent Mendy ci leeral. ñu ne mekk woon ab dal ci njàngale mi waaye SELS di ab syndicat bu boot jàngalekat yu nekk ci daara yu ndaw yi nee nañu dañuy fas yéene déposer ab préavis de grève bés bi nga xam ni bés boobulee la ñuy ubbi école. li ñu mujjee def daaw la woon may nañu gouvernement bi at moo tax at bi ñu génn kenn déggul grève syndicat d'enseignants ndax dañu doon at bi naaw at moo nañ ko may gouvernement bi comme ça accord bi ñu signé mu appliqué ko. mu ubbee négociation ci question yu bees yi. teel na waaye nag comme que ñoom dañuy yëglu rek ñu teel a yëglu baax na ci ngir nguur gi itam xam ni am na lu mu war a def mu def ko. ñoom ñu jàpp ne dañoo bëgg xamal nguur gi ne rek booba ak léegi toog nañu may leen gët waaye boobee ba léegi defuñu dara ci li ñu signé woon ak ñoom. ku ko teg pression rek si la réagir mais li amoon daaw moom du am ren mais bu ñu déposé préavis de grève bi li ñuy laaj. yaakaar naa tamit loolu lu yomb la mooy li ñu waxantewoon ak moom ci accord yi mu respecté ko. ñi ngi ñaan gouvernement bi mu jéem a yokk loxoom tuuti waxu ñu ni deful dara syndicat yi itam. ci ban fànn mu yokk loxoom ci ban fànn. ci satisfaire revendication yi am na ay dossiers yu bari yoo xam ni des na génn guñu actes yi bari na ensuite mise en solde yi bari na il est vrai que yu bari def nañ ko mais nañu defaat jéego yu ëpp li ñu defoon. naam sax ci grande vacances yi ay ndaje yu bëri am na diggante ministère de l'éducation nationale waa au conseil du dialogue social ak ñoom ñooñee di syndicat yi waaye ñoom jàpp nañ ne rencontre yooyee daanaka dara du ci juddu. waxtaan boo xam ne du am benn avancement engagement yi ñuy jël duñ ko respecté dialogue boobu amul benn sens parce que moo tax ñu ne dëgg la ministre de l'éducation nationale chaque mois mi ngi doon recevoir syndicat d'enseignants yi mais loolu saafaru jafe-jafe yi. ñu jàpp ne ci année scolaire 2016-2017 bëriwuñu torop li ñu nemmeeku ab grève bu jóge ci ay syndicat ci wàllu njàngale mi waaye jàpp nañ ne atum 2017-2018 fas nañu yéene doxalaat beneen plan d'action bu bees ngir pousse gouvernement bu Sénégal ci respecter engagement yi mu siife ak ñoom. mat na ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett ci kër yu ñu tojoon fële ca cité Gàddaay ga nekk ca Géejawaay tey ji nag seeni borom mën nañ wax ni lañu bëggoon am nañu ko ndax ab promoteur moo leen tooñoon tey nag tribunal àtte na ci promoteur boobee ñaari atu kaso ak lu ëpp ñeenti milliards yu mu war a fay di alamaan Baara Sow ñu teewlu ko ci micro Salif Sow. ñaar téeméeri famille ak juróom fukk ak ñett ñoo xam ne dañoo fekkoon suñuy kër fii jaay ñu doole toj ko ci lu dul dëgg du yoon ci loo xam ne amul ordonnance amul sommation amul dara ñu xam ne nag suñ réew am na justice boo xam ne bu crédible la boo xam ne bu am fayda la bu am fulla la buy àtte yoon la ñu daal di dem porter plainte suñu tribunal àdduna tey ci dossier bi ne Mbaye Fall tëj nañ ko ñaari ati kaso te lépp luñ ko doon toppee fii ci Gàddaay
presque 4 milliards et quelques da koy fay. lii problème mooy suñu koppar yi mu yàq yi ñu defoon fii nañu ko jox mais nag dañoo bëgg ku fóotal mbëtt ku ne roccil bar parce que président Macky Sall dafa recevoir waa Tabaco jox leen xaalis jox leen ay titres fonciers te ñun 253 familles lañ te ñu néew dooleel ñu dañ fay nekk ay cas social dañ fay nekk ñu ngi appelé président Macky Sall le plus vite possible mu daal di recevoir collectif Gàddaay mën leen a jox ay titres fonciers mën leen a jàppale si luñ tabaxee mën a wax tamit état bi si dédommagement bi mu gën a gaaw parce que fi mu toll nii kat am na ñoo xam ne bu ñu leen joxee seen terrain sax mënuñu fee def braque parce que yoratuñ ko. ñu dem ba diwaanu Sédhiou ca commune yooyu di Diendé ak Kousi askan wa nag génnoon nañu ca mbedd ya amaloon nag ab ndaje mu yaatu nee nañ nag maanaam jiw yi nga xamante ne nii kilifa yi dañ leen ko joxoon jiw ya qualité ya baaxul moo tax sax ay morso yu xonk la ñu takkoon kon doon manifester la ñu seetlu tam mooy mbayum daaw ba boo xoolee dara baaxu ci te lépp nag jiw bu bon moo ko indi waaye seen ndaje ma nag mujj ñu leen a may fu ñu yekkee seen nag ndax gendarmerie moo ko mujjee tas Bakary Konté. population yi nekk fii ci commune bu Kousi ak bu Diendé maire bu Fouta daal di takk ay brassard rouge ñoom nag mere loolu responsable Prodac yi nekk fii ci dak bu CFA ñoom nag ñoo doon amal benn rassemblement ci dimanche bi di ñaawlu résultat yu bon yoo xamante ne moom la ñu enregistré ci dak bu CFA. ren daara doxul jiw bu ñu jox jiw gerte ak jiw mbokk baaxul loolu tax na ba ren dunduñu benn yaakaar suñu tool yi dañu bon loolu moo tax ñu foog ne il faut ñu wax pour kilifa dëkk yi ñu jàppale ñu indi teg ci kaw bopp Prodac ñi nga xam ne am nañu mën-mën ak kattan diriger projet bi. porte parole bi di leeral di ne at bu nekk lu ñuy béy ci dak bu CFA day wàññeeku. daaw Prodac 1000 hectares la defoon ci biir dak bi ak hors dak bi. sëriñ yi ñu ngi fii ñoom ñëpp bokkoon nañ ci programme bi mais ren 600 kese lañ def 600 yooyu am na tool yu bëri nga xam ne saxul parce que jiw ji dafa bon am na ay gox yu doon am bénéficier programme bi ren amuñu dara. muy dénoncé tamit di ne. apport bi ren dañu ne kuy béy képp kuy béy da ngay jox 30 000 francs ñu fexe ba joxe 30 000 francs yi ñu ne dañuy joxe assureur bi tool yi saxul. di suñu assureur loolu moo tax ñu ne dañuy jóg wax pour ñëpp yëg loolu ni suba bu ñu topp kenn. ndaw yi di ñaawlu ay perte yoo xamante ne moom la ñuy gis si bassin yi maanaam ay jën yoo xamante ne dañuy dee lu ko waral aliment bu manqué. Les semences ne sont pas de qualité, l'engrais n'est pas mis à disposition des cultivateurs, donc c'est tout un tas de problèmes et le centre piscicole qui a ouvert depuis décembre 2016. Les poissons sont en train de mourir faute d'aliments. ndaje bu mag mi nag autorité di ne ñoom autorisé wuñu ko ba tax na élément brigade gendarmerie bu Sédhiou ñoom ñoo ko tas responsable yi nekk fii ci Prodac di ne ñoom nag dinañu amal benn point de presse pour leeral mbir mi. ñi bootu ci réseau Caritas tàllal nañu seen loxo la ñu wax kilifa yi ba ci kër diine yi loolee nag ngir gën a mën a dooleel ndimbal li mën a tamit xeex li nga xamante ne rek moom mooy ndóol ak ñàkk ci Afrique ngir loolu sotti itam faaw ñu ñoŋal politique bi la ñu wax ci wàllu ndimbal mu ñeel nag jàngu bi ci Afrique ñaareelu colloque bu évêque yu Afrique tey jii lañu ko door Moussa Ngom. ab ndaje ngir dolli gëstu ci warugaru évêque yi si ndaka la ñu gën a taxawale li di charité ginnaaw Kinshasa ca atum 2012 ñii di évêque ku Afrique yi amal ab colloque fii si Ndakaaru ngir waxtaanee problème yi am jamono yi wante it gën a jàppale ñi ñàkk. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ce qu'il vient de dire, la santé, l'éducation, les services sociaux, la justice, la paix, la réconciliation. muy wàllu wérgu yaram njàng ak njàngale jàmm yoon ak leneen lii di Caritas dañu siy liggéey wante faaw rek ñuy wéy di ko gën a organiser ci suñu biir ngir jëf ji gën a efficace ak fu ñu mënti nekk. Pour qu'il n'y ait pas de duplication, pour qu'il n'y ait pas de concurrence inutile, mais que nous sachions ce que fait l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique. mu doon lu jàngu bi sos jaaree ko ci réseau bii di Caritas wante taxul ñu génnee ci nguur baak ñeneen i kuréeli diine seen objectif doon rek jàppale ñi lot waaye it teg ay jéego ngir gën a fexe jëlee fi lii di pauvreté. Elle est aux côtés donc des plus démunis. S'ils étaient là, ils auraient témoigné. Caritas li muy def mooy jàppale benn pàccu askan wi nga xam ne ñàkk da leen dab te loolu ñoom mën nañ koo seede te jëf ji moom ku ñu ci fekk ci ñu ànd ak yow moo xam nguur gi moo xam nga bokk ci beneen kuréelu diine ndax kat dafa bokk ci njàngaleb Jésus Christ. Tous, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé d'être tout à tous.
sans distinction aucune. Les travaux de Caritas ne sont pas limités à situation d'urgence. Caritas yemul rek ci lu jëm ci urgence ma jox leen ab misaal rek am na organisation bu tudd Sahel nekk fii Sénégal évêque yi dëkkee ci dëkk yi ko tax a jóg taamu yi daje ngir waxtaane am na lan lañu war a mën a def ngir sukkali seeni réew. Se réunissent pour discuter comment on peut promouvoir le développement dans cette sous-région. ay jëwriñ ñu mag ci jàngu bi waaye it ay ndaw Caritas internationaliste ak Caritas Africa ñooy teewee ndaje évêque yi ñu jagleel service de la charité ñu nar ko ndar képp ak ab déclaration alarba bi di ñëw. Moussa Ngom Daniel Diouf ñu leen di jaajëfal ci reportage boobee ñu wax nag ci wàllug ajuk màkk gi donte nag jotagul ci ñoom waaye nag ñu ngi leen di teete di leen gindi ngir nag ñu xam buñ demee ci dëkk bu sell boobee nuñ ca war a taxawee muy ay tout tànk fii ci Sénégal Imam Diop nag di leen xamal bu baax a baax seen wareef foofee ca Makkatal Mukarram pa fara ñi ngi Yunus Diatta. mu mel ni ñu nga ca Makkatul Mukarram ndax Kaaba gaa nga fa maqaama Ibrahim Safa ak Marwa jaar mun na taxawaay Arafat pèlerinage populaire bi nag ñu amal ko ngir fexe xale yi ba ñuy nekk gone ñu xam juróomeelu ponk islam. aj populaire bi dañ ko commencé incha allah tey waajal pour jëm déwén ndax dañu seetlu ne Sénégal at ba at la ñuy def affaire u aj te niñ koy jàngalee dañu gis ne dafa des ñu bëgg ñun incha allah bu ñu yàlla dimbalee fii ci Fadia at weer bu nekk ñu organiser aj boo xam ne ñun ñëpp dañ koy ànd ak suñuy doom suñuy njaboot incha allah ñu aj populairement. ñu def tawaaf sànni jamra naan ndoxum zam-zam fàttewuñu dara mu ngi meloon ni ñu ngi ci biir aju màkka. waaw aj bi étape yi nga xam ne moo ci gën a fës mooy ñeent yi nga xam ne mooy ponk yi muy armal ak dox safa ak marwa ak tawaaf bi nga xam ne moom la ñuy wax tawaaful ifada ak taxawaayu arafa tey moom lañ doon jàngale waaye ak place yi nga xam ne itam fa la ñuy armale muy xarnun zaatu irqin yalamlam joxfa ak zul xulayfa aj compliqué na ci façon bu nga xam ne moo julli ku koy jàng ci ñaari semaine ñetti semaine mënoo koo dégg aj dañ ko war a boole suñu dund salon boo dugg fekk fa kaaba bu ndaw bu rafet mu nekk sax décor xale yi xam lan mooy kaaba xam xajarul aswad maanaam ñu boole ko ci suñu dund ñun aj dañ ko teg ne la rek at ba at la ñuy jàngat dossier wu aj. Imam Diop ànd ak ay imam li mu bëgg moo nekk ñi nga xam ne ñooy dem màkk duñu amati benn jafe-jafe ci li nga xam ne moom leen di woon ñu jàng aj. ñun Sénégal xëy na ñun rek ñooy def aj jot rek ñu dajale ñu gur-guri ñu yóbbu aj waaye yeneen pays dinañ jàngale aj ñetti at ñeenti at bala ñoo aj ba nga xamante ne aj dafa nekk farata boo xamante ne waroo ko rëccale lenn ndax dafa seer. gone yi jëloon nag ñu doon ñii di ujaaj yi ñaan nañu jàmm ca Birmanie ca Sénégal ak dëkk jullit yi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe. jëriñ ju bees ji ñu dénk lépp lu jëm ci biir réew mi fas na yéene nag taseek waay politique yi amul xàjj amul seen loolee nag ngir mën di diisoo ci wote yi ñu dëkkmal Aly Ngouille Ndiaye tey ji nag la ko xamle ci bi muy jokkalante lenge ak ki fi nekkoon di Abdoulaye Daouda Diallo Aminata Bakhy Sow. Aly Ngouille Ndiaye xala na yoon wi mu bëgg a aw d'abord fexe ba déggoo am digganteem ak classe politique bi te loolu ne du yàgg dara fan yi ñu dëkkmal li ni mel nag ngir fexe ba déggoo am fexe itam ba ñu tëral ay élection bi nga xamante ni ñëpp a ciy d'accord daanaka présidentielle bu 2019 leer na ci boppam ba noppi beneen i priorité fexe ba ñoŋal kaaraange gi nga xamante ni daanaka ki mu uutu ci bopp ministère bi def na ci ay jéego ministre bi kujje politique bi contesté dem ca département infrastructure transport terrestre ak désenclavement Abdoulaye Daouda Diallo di dem ne am na sentiment ne liñ ko dénkoon matal na ko mission accomplir na ko passation de service diggante ñaari ministres yi nag amee fii ci kaw terrasse su ministère bu intérieur terrasse bi nga xamante ni xat sax ngir contenir nit yu bëri yu teewoon ngir fekkee cérémonie bi. mu nekkoon kon reportage bu Alassane Ba conseil constitutionnel nag kalaame nañu foofee nee nañ nag bureau assemblée nationale bi na mu tëddee parité amu ca muy yemale góor ñaak jigéen ñi Moustapha Guirassy mi nga xamante ne nag moom député non inscrit la ak ñenn ci naataangoom nee nañ nag suba dinañ amal daal am ndaje ngir sëgg ci wàllu woowee Awa Gueye mi nga xamante ni nag moom dafa fare Awa Gueye fare ci majorité bi moom it naqarlu na kon ñàkk yemale googee ci góor ñi ak jigéen ñi nee na nag loolu faaw ñu taxaw ci ndax yàgg naa doon ay jafe-jafe Mame Birame Diouf Abdoulaye Diallo. ñàkk parité bi am ci bureau assemblée nationale bi doon na lu ñuy mettitlu. coalition Benno Bokk Yaakaar respecté nañ parité bi ba ci alilo
coalition Manko Wattu Sénégal waroon a andi ku jigéen pour que parité bi soit parfaitement respectée waaye nag ñoom xawma naka la ñu waxtaanee seen biir ba andi ku góor donc loolu moo faussé parité bi. waroon nañu mën a am parité totale ci bureau bi gis nañ ni amuñu ko mais jàpp nañ ni Sénégal pays de droit la am na loo xam ni waruñu ko mën a seetaan député yi waruñu ko seetaan. suñu jàpp ni Sénégal yu mel ni amoon na fi conseil municipal bi jàll bu Kaolack ak bu Mermoz Sacré-Cœur yooyu yëpp gisoon nañ ni demoon nañ ba invalider donc conseil municipal bi. lu tax président assemblée nationale ba mu seetloo lu ñu mel dàq ko. règlement intérieur u assemblée nationale gisuma ci fenn foo xam ne wax nañ ne président war naa mën a invalider bureau bi gisuma ko ci te xam naa ne bu fekkoon ne lu mën a nekk la président Moustapha Niasse dana def loo xam ne moo tëdd ak loi bi waaye nag comme loolu amul ci règlement intérieur bi président Moustapha Niasse li mu mën rek mooy constater li nga xam ne am na. loi numéro 2010 11 28 mai 2010 ba nga xam ni mooy taxawal parité absolue ci diggante góor ak jigéen loolee ñu jalgati ko Moustapha Guirassy ak ñenn ci ay naataangoom député ne nag dàquñ benn yoon saisir conseil constitutionnel ngir kat bureau assemblée bi ñu tas ko. am na ay député yoo xam ni war nañ ci waxtaan dès demain pour xool donc yoon yi ñu war a jël di fàttali ni benn député rek moom rek doyoon na pour mën a def recours donc au niveau du conseil constitutionnel. waxtaan ak ñoom continuer di diisoo ak ñoom continuer di diisoo ak le président de l'Assemblée nationale pour que comme bureau bi dañ koy renouveler at bu ñu demee ba at bi jeex keneen ki ñuy andil nekk jigéen. ñu fonk parité sukkandikoo ci yoon lool doon xeex guy wéy ngir nag lu ni mel bañati am. lu ni mel it bañ a am ca bureau parlement bu communauté bi nga xamante ne rek moom moo ëmb réew yi fare Afrique sowu jant te bokk xaalis nee nañ tamit parlement boobee gis nañu ne mu tëddee parité amu ca ci juróom-benn ñi nga xamante ne nag ñoom la ñu ca tabb bu ñu sañoon nag kon Sénégal dina ca am ñaar di ñaari soxna loole nag bëgg-bëggu Awa Gueye la yi kàddu la dénk Mame Birame Diouf. Sénégal juróom-benni député la fa am yu ko fay toogal juróom-benni député yooyu góor ñi juróom lañu donc benn jigéen rek lañ ci am te loolu boo ko gisee waxuma sax parité waaye protocole additionnel de la CEDEAO dafa wax ne dans les délégations il faut 30% de femmes te bu ñu jëlee benn sur 6 vraiment nekkul lu dëppoo ak protocole boobu donc bi yàlla andee nag ba nga xam ne ñaar ci ñoom perte nañ seen mandat. muy monsieur Lamine Thiam ak monsieur Doudou Issa Niass comme nekkuñu député bi yoon suppléant nga xam ne ñoom la ñu investiroon ñu war leen a remplacer bi yoon itam amuñu mandat kon dañoo war a dem ci tabaat ñaari titulaire ak 6 suppléants may ñaan rek président assemblée nationale di ñaan aussi président de la CEDEAO notre collègue Moustapha Cissé Lo di koy ne nañ ñu jàppale ba ñu am beneen jigéen dolli ci benn jigéen bi ñu am su ko defee au moins 30% yi ñu respecté ko foofu ci parlement de la CEDEAO. waaw donc su xam naa bu assemblée bi commencé siéger dinañu remplacer député yooyu. ca diwaanu Tambacounda lu ëpp nag téeméeri ndaw faatu nañu ci géej gi ndax tukki gu lewul loole nag la ñu bëgg kon mu jóge fa moo tax coopération italienne nag daal di fay tëral ab projet loole lu ëpp ñetti téeméeri mille ci euro kon daal di nañ koy financer ci projet boobee ngir nag tàggat ndaw ñi la ci wàllug mbay ci maanaam njeexitalu ay bis bi nag amaloon nañ ab ndaje moo xamante ne fële la ca Goudiri féetee ca diwaanu Tambacounda Opa Sissoko moo ci addu ñu teewlu ko ak Moussa Omar Gueye. parce que mbiru mbëkk mi dafa xóot bon lu demee noonu bu xóotee ba tollu fii wàllu pauvreté bi dugg yeneen ak yeneen facteur dugg facteur socio-culturel yi dugg mbir mi xóotee noonu kenn amul sañ-sañ ne man am naa solution miracle amul li am mooy liggéey farlu proposer benn alternative ne ki nga nit ki mën ngaa mën a dem kenn bu ne waxuñu kenn bu mu dem mais booy dem tànnal yoon bi nga xam ni moo gën yoon bi nga xam ni régulier na nga dem nga tenter sa chance li la yàlla may nga jël mais bul dem xaru loolu la ñu wax da ngay xaru indi tiis indi coono wàññi Sénégal wàññi sa kër wàññi sa njaboot wàññi communauté bi bëgguñu loolu li ñu te perte la donc au lieu ñuy def perte humaine yooyu ci yu mel noonu mel ni réew yi nekk ci guerre ay doomam yiy dee ni jaru ko te xare bi mooy lutter contre la pauvreté mais pas pour tuer suñuy doom wala pas pour tuer suñuy rakk donc du coup ñun di ñu proposer ne am na alternative li ñu yor mbéy la maam loolu la def ba tekki ñi nga xam ni réew yi nga xam ni foofu la ñu bëgg a dem mbéy moo leen yor
donc ñun buñ ci góorgóorloo bu baax ba pare suñu acteur yëpp sincère ni nga xam ne lii ñuy nekk di def pour xale yi gëm ko parce que dañoo désespéré ndax lan. ci wàllu mbay mi nag la ñuy des di wax waaye bi yoon ci bëj gànnaaru réew mi fële ca diwaanu Ndar Géej nee nañ nag usine bu gën a mag fii ci Sénégal wala boog ci Afrique ba moyul kon foofee la ñu koy samp mu war a nag yëngu ci liggéey ceeb loolee ca Dodel lay doon ak Demet nekk ca île à Morphil nee nañ nag bis bu sottee ceeb bi moom dana gën a ànd ak qualité fii ci Sénégal waaye tamit lu toll ci 2 junni ndaw mbaalu ko ëpp daañu am xëy ba ci nag dëkk yi nga xamante ne ñoom ñooy féetee ca boor yooyu dinañ mën a jotee ci ndox mu sell Ousseynou Diop Habib Seck. Sénégal du yàgg mu doon bërëb bi nga xamante ni mooy dalal usine bi gën a mag ci transformé lii di ceeb bi ci Afrique de l'Ouest ak capacité bu toll ci téeméer ak 2 fukki junni ci ay tonnes looy nag ndaje bi nga xamante ni moom la ñu amal ci commune bu Dodel ci maire yu localité yu bare tey woon ko bokk na ci ñooñee maire bu Demet fii ci île à Morphil nag ak projet bii di Afri Partenaire lay mëbëtam mooy bayu ceeb boo xamante ni bu am qualité la rax ci dolli 2 junni ci ay ndaw am xëy ak lu jëm ci wàllu ndox mu sell moo xamante ni daañu ko mën a am fii ak 4 fukki at. projet bi dina tax Dodel ak Demet doon bërëb bi nga xamante ni mooy accueillir ci Afrique de l'Ouest usine bi nga xamante ni moo gën a mag usine boobu nag dina produire lu toll ci téeméeri junni ak 2 fukki junni ci ay tonnes jëm. C'est un projet qui est travaillé, qui sera porté par... ci wàllu wér-gu-yaram itam projet bi natt ci dugal loxoom jàppale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci jafe-jafe. On apportera des apports. projet bi dafa ñëw ngir soqali douane bi dina gën a jàppale jigéen ñi jëm ci wàllu échographie dootuñu def ay kilomètres dem di def ay échographie te loolu dañ ko indi ci ñetti ci ay centre de scolaire pour les jeunes. avocat bii di maître Ousmane Seye ci ba mu bokkee ci wàllu ndaje bi daan na yëkk ci kàddu jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoo doon ŋàññ projet bi le mu jàpp ni projet bi li ko tax a jóg mooy Demet ak Dodel gën a soqaliku. dolli ci ne population bi bu ñu amee loolu ba pare lépp luñ bay ñoom ñoo koy jënd dolli ci ne liggéey bi nga xam ne projet boobu dina ko indi dina tax lu mat 1500 mooy junne ak juróom téeméer ci ay xale wala ay mag yu dëkk ci commune yi dinañ am liggéey. fukki junni hectares yi ñu war a jël ci Dodel ak Demet daañu jël 2 junni hectares ya delloo ko askan bi projet bi promoteur bi ni suuf si ngir ñu mu gën a ñoŋ dañ ko war a bay loolee nag askanu Demet ak Dodel ànd ci ngir ñu mën a soqali seeni diwaan bile. tàggat yaram la ñuy jeexalee ak championnat du Sénégal ci wàllu Viet-Vo Dao amal nañu ko nag final ya def nañu ko ba noppi waaye ci final yooyu nag ci la ñuy tànnee ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a dem ca championnat d'Afrique ba ñu war a amal fële ca Mali ñu ne nag saison bi naam résultat yi baax na waaye ay jafe-jafe nemmeeku nañu ko ci dañ ci ànd ak Pape Fara Ñing. ay combat yu métti ñuy def ay démonstration yor ay jaasi wala paaka. final championnat bu Viet-Vo Dao bu Sénégal métti woon lool ndax ñuy xeex ngir dem ci championnat d'Afrique bi. ndax bés bi nit yi mën ñoom lañ na tànn tapp leen ngir ñu dem teewali Sénégal championnat d'Afrique bi war am Bamako loolu moo waral ni ñoom tam ñu def ci seen jom ak seen fulla ngir mën ci génn ndax ku ci nekk ba nga dem Bamako teewal fa Sénégal. am nañ si yaakaar incha allah parce que li ma gis tey maanaam dalal na sama xel. donc am nañu yaakaar ci xale yi donc nañ ca bientôt nañ dugg regroupement interne externe donc comme après ñu def regroupement interne et je pense que vraiment à ce moment là ils seront vraiment prêts. saison bu métti loolu amee jafe-jafe ngir organiser sax da dem métti. sant ci yàlla ndax soo dëgmalee dara am foo bëgg yegg yàlla dimbale ka nga yegg fa da ngay sant yàlla maanaam li ñu wax tous les objectifs ont été atteints. li ñu waroon taxawal yëpp li ñu waroon def yëpp yàlla dimbale nañ ba matale nañ ko ci loo xam ni te ci néew jumtukaay ak néew mën-mën néew alal waaye taxul ni que loolu dëgg la sonal nañ waaye doonul gàllankoor ba terewul li ñu ba fu ñu bëggoon yegg nañ fa ci saison. ça se passe bien donc depuis ce suba ñu ngi fi ak xale yi donc petite catégorie ak mag yëpp donc vraiment niveau bi vraiment niveau bu baax la. naam yooyu la jafe-jafe yi dirigeants yi jàpp nañu am na bilan bu positif. loolu moom li ñu wax ni l'argent c'est le nerf de la guerre soo amul xaalis amuloo alal doo mën a xeex te loolu mooy suñu jafe-jafe su doon suñu sago nag kilifa yi autorités yi gën ñoo gestu gën ñoo jàppale waaw. daanaka dëkk yëpp ñoom ñoo teewoon ci championnat bu Sénégal bu Viet-Vo Dao dinu mel nag ngir waajal bu baax championnat d'Afrique bi am ci weeru novembre ci diwaanu Mali.
jaajëfal ko bu baax Pape Fara ñi ngi yéen it sant nañ leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.